ci biir oh xaaral ñu def ko noo xam ne mais alors fii lañ koy defee léegi ñu defee ko fii yeah fii mi ngi cool sama gars mi ngi cool gars yi ñëwee rek ñu tàmbali ko yeah that's fine gars yi ñëwee ñu tàmbali ko mais yow ziar mais bëggee naa leen mi ngi nice ok that's fine daw leen ñëw get ayca yéen la ñuy xaar de làbbali fas waaw wax dëgg ji sa instant yi ginnaaw buñ nuyoo ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen bëggee di leen màggal di leen ndamoo te di leen tiitaroo okay yeah Black Africa maa ngi nii gaay mi ngi cër waaye partagé leen jaam yi dañ bëgguñu dégg dëgg de partagé leen kun faya kun partagé leen gaay jaam yi dégg dëgg ji yeah let me yeah mais gars yi mun nañ commencé waxtaan bi ginnaaw buñ nuyoo ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi leen di màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn képp ki nga xam ne yaa ngi ci live bi maa lay nuyu di la bëggee di la màggal te di la tiitaroo man la Mollah Morgun yeah bu fekkee fee tamit ma defee ko fii rek mais nag ñi nekk YouTube di seetaan vraiment merci kontaan naa ci yéen mais il faut pas oublier que tam ci live laay def quoi gars yi dañ naan non live bi xam nga grand dafa nice mais dafa gudd live bi il faut nga wàññi ko jàppale ñu parce que ñun amuñu ay giga yu bari dañ lay bëgg a déglu dañ lay bëgg a seetaan et cetera mais nañ xam ne man live laa nekk def ma direct laa nekk di def quoi en fait def ma benn genre vidéo boo xam ne dafa gàtt xam nga def ma benn vidéo bu gàtt quoi boo xam damay wax ak jaam yi damay live laay def te live moom mooy waxtaan n'est-ce pas live égal waxtaan live égal waxtaan yeah mi ngi cool sama gars mi ngi nice wala yeah so yeah mais bëggee nañu yee Samra yee salaamaaleykum waa YouTube yi nga xam dañuy seetaan sama live yi dañuy wax ne ñoom amuñu giga yu bari dañuy jënd sax ay 100 francs xam nga Sénégal am na 100 francs internet am na 125 xam nga dañ yàkkal ma la quoi am na 125 internet xam nga te gars yi tam ñoom dañuy mbedd mi dafa dëgër dañuy kolo pour am lu nga xam ne dañ koy mën a di seetaan sama live yi quoi ñoom aussi ñooy metti lu ne xam nga affaire yi il faut ma gàtt saf moo tax temps yi ma commencé gàttal affaire yi so salaamaaleykum je pense que waxtaan bi tey day jëm ci mbirum hip hop day jëm ci mbirum musique day jëm ci mbirum aussi ay sénégalais ay citoyens yi nga xam ne dañ taxaw ne dañuy représenter ay nit te nit yi sant ñu leen ko benn sénégalais jógul ne rappeur rabal leen ma donc képp ki nga xam ne yaay rap da nga xool ce choix nga ne xaaral ma représente donc il faut que rappeurs yi aussi am benn respect par rapport ak citoyens sénégalais yi lu tax ma wax loolu nag mooy dañoo gis ni boobu ba léegi coow li mi bari na loolu mel ni rappeurs yi rek ñoo nekk Sénégal nag ay rappeurs rek moomuñu ko Sénégal
ñëpp a ko bokk. menuisier yaa nga fa kenn déggu leen, maçon yaa nga fa kenn déggu leen, tôlier yaa nga fa kenn déggu leen, et cetera te ñoom gënuñu loyal tôlier bi fa ne. rappeur bi gënul tôlier bi, gënul maçon bi, gënul menuisier bi, gënul chauffeur taximan bi, rappeur bi gënul mbalaxmaan bi. te depuis que mbir yi tàmbali ba léegi li ngeen di dégg yëpp mooy rappeurs yi yor rajo yi, yor télé yi, ŋàbbu micro yi, yor wax ci. loolu dafa ruslu ci ñi nga xam ni, te lépp nag ay mbirum xaalis la. je pense que Sénégal dañ toll foo xam ni ku ci nekk da nga war a jóg rayante ngir sa réew, def loo mën. moodu yi diaspora bi macha allah ña ngay rey seen bopp, luñ yor di yónnee, di confiné wu, mais ba léegi ña ngay gérer seen njaboot, ñi ngay yónnee di leen dundal, ay milliards di dugg Sénégal jóge ci diaspora bi. te lépp lu ko waral nag mooy nit bu amee ay nawle da ngay respecter say nawle, ndax rappeurs yi dañoo am ay nawle. am na ay yeneen musiciens yi fi ne, ay reggaeman, am na ay jazzman, am na ay mbalaxman, am na ay rocker, lu nekk am na fa. am na ay breaker, am na ay danseur, am na ay tagger, et cetera. donc lan moo waral rap bi kese coow rek lan moo ko waral? lu ko waral nag weesuwul ni dem présidence di fa représenter culture urbaine, te ña dem yëpp ay rappeur lañ. donc manque de respect notoire bu ñu am ci culture urbaine moo waral ngeen gis ñi dem palais te ña fa newoon yëpp rappeur lañ. amul benn maanaam culture urbaine ñoom rappeur lañ ko représenté, te rappeur géré wul du culture urbaine. rap MC bokk na ci élément yu mujj ci culture urbaine. culture urbaine am na rap, MCing la ñuy wax sax ko MCing, DJing moo jiitu. DJ yi ñoo fa newoon di faxas ak seen 45 tours, boucle affaire yi di ko def, breaker yi di break. boobu rappeur amagul, breaker yi di break. am kenn ku doon yor micro bi la ñuy wax MCing master of ceremony, benn genre géwélu concert bi, yor micro bi di wax, di yuuxu waaye tey daje nañ waa Pikine ak waa Guédiawaye ñoo fi daje laay la laa. loolu mooy MCing mooy ngéwélisme. mooy ngéwélisme, ki doon yor micro bi di xumbal, di jaxal. donc DJ bi moo fa newoon, ñu jox kenn ku yor micro bi di def affaire MCing, maanaam di master of ceremony, gérer cérémonie bi di xumbal. après nag lañ ko changé ne move the crowd, mooy kuy faire bouger la foule. MCing move the crowd mooy foule, move mooy faire bouger la foule. donc kooku mooy MC mooy master of ceremony, le maître de la cérémonie. moo koy xumbal, di yuuxu, di wax, gars yi di tëb, di dal, na xumb te dagan, na neex, et cetera. donc MCing bokk na ci élément yu mujj ci hip hop. mais dañoo gis ñi dem palais di représenter culture urbaine, graffiti moo ko jiitu sax. parce que graffiti bu DJ bi doon DJ, waa ji taxaw di xumbal, breaker yi di fecc, da doon am graffeur bu nekk ci ginnaaw di graphe, di dessiner. graphe ak tag bokkuñu. tag mooy li nga xam ne mën nga ko lire, benn luñ bind nii mën nga ko lire, mais graffiti genre design la.
loolu moo différencier tag ak graffiti. Graffiti design la comme dessin, tag nag bind la comme signature. loolu mooy différence bi, amul leneen. donc rappeurs yi ñëw mujj presque ci culture urbaine bi, ñoom ñu dem wuy ji, bàyyi fa ay DJ, bàyyi fa ay graffeur, bàyyi fa ay taggeur, bàyyi fa ay mélomane, bàyyi fa ñëpp dem, ñi dem yëpp ay rappeur lañ. ñu ñëw au nom du culture urbaine, et pourtant c'est pas normal parce que booy def ne da ngay représenter culture urbaine, da ngay yóbbu waa culture urbaine. loolu moom mooy démocratie. boo xoolee les communicateurs traditionnels, ñoom dañoo yóbbu ñëpp communicateurs traditionnels yi dañoo yóbbu communicateurs yëpp ci bépp côté, n'est-ce pas? rappeurs yi nag dañoo ñëw demal seen bopp. yeah, exactement, c'est de l'art, design. donc ma dégg kàcc malal yi muy wax ne ñoom pale moo leen woo. ma koy xamal ni c'est faux, pale woowu leen. monsieur le président de la république Macky Sall deful benn liste ne ñii laa soxla. loolu ay kàcc la yoo xam ni malal mi ngi wër di ko wax ci rajo yi, c'est faux. ab conseil Macky Sall moo leen woo kenn, kooku contacter ñeneen ñi, n'est-ce pas? maanaam bouclier boobu noonu, maanaam G7 bi ñu contacter leen, amul ku dul ay rappeur nekkuñu fa. jee jaajëfaay, jaar naa la Moja jaar naa la moo di ñaa bëggee ndamoo tiitaroo. donc waaw hip hop knowledge la, ñu bari ngi yuuxu foofu, maa leen xamal luy hip hop ñu bari. maintenant temps ma wàññi affaire bi, Covid-19. yeah, okay, so comme ni ma la nga waxee, ñoom ñu dem palais ne dañuy représenter culture urbaine bi. malal di wax ne présidence dañoo yónnee liste, c'est faux. présidence yónnee wuñ liste. ab conseil Macky Sall moo woo kenn ki woo ñeneen ñi, ñu def seen G7 boole ci maquillé ci Dip, maquillé ci, parce que Dip comme booy dinañ identifié wu ci Dip, donc OMG jigéen yi dinañ identifié wu ci OMG, donc mu doon ay dóor yu bien ficelé ñu dem. ma déggaat encore ñu ne malal daf ne Amadou Fall Ba lañ contacté woon. Amadou Fall Ba ne comme Matador dem na, Amadou Fall Ba mooy Matador, benn lañ rek, ñoo bokk benn label, ñooy ànd, ñoo nekk. Amadou Fall Ba booy Matador la. donc malal nee na Amadou Fall Ba moo ko contacté ne ko bu demal ma sam place parce que dama bëgg ngeen dégg, moo tax ma calme, te damay bañ a déranger aussi dëkkandoo yi, xam nga, parce que yàlla sax am na lu mu wax ci àq dëkkandoo, donc bañ a déranger dëkkandoo yi, loolu moo tax malal ne Amadou Fall Ba da ko woo ne ko malal comme man mënumaa dem parce que Matador mi ngi fa déjà, donc lu may def mooy demal nga représenté ma fa.
n'est-ce pas léegi loolu noonu day firndeel encore une fois que lobby bi ça existe ñoom waa Y'en a marre dem nañ déjà gis nañ ministre de la santé gis nañ aussi le président donc Malal ay représentants am dem nañ palais moom mooy waa Y'en a marre mais ce même Malal la def nañ seen dispatching mu yónni ñu Malal demaat n'est-ce pas léegi luy wane ni ñoom ay gang lañ ay lobby lañ lan moo waral Amadou Fall ba xalaat rapidement Malal pour ne ko demal nga représenté ma te Amadou Fall ba xam ni ñoom Malal jot nañoo dem mooy waa Y'en a marre te Sénégal am plus de 1 million de rappeurs 1 million de rappeurs mais lan moo waral Amadou Fall ba xelam demul ci kenn ku dul Malal ça montre que ay liens d'amitié d'intérêt économique moo leen lié des liens économiques deal te loolu feeñ na ci Matador bi nga xam ni moom dem na ba lijjanti publicité terre bi il a appelé Malal directement ñu dem def seeni gololu ba léegi terre bi dawut ñu amal ak Sénégal lëmb doomu sénégalais yi ñu amal leen ak fenal leen terre bi day daw courant bi di lay maas gisuñu dawut courant maasut dara amut donc ñu lekk riba fen askan wi mais Malal wane leen encore relation intérêt économique entre Malal son label ak labelu Matador lan moo waral Amadou Fall ba xalaatul keneen ku dul Malal ne ko Malal demal te mu xam ni Y'en a marre dem nañ day wane encore une fois que relation d'intérêt économique mbirum business parce que dañuy businessante seen biir parce que ñoo bokk benn centre d'intérêt te dinaa leen expliquer lan moo tax ñu bokk benn centre d'intérêt donc Malal fenn na foofu wax na ni présidence ñoom ñoo joxe liste bi te nee na buñ demee tamit nee nañ mais Malal yow fooguñu woon di nga ñëw parce que comme Y'en a marre ñëw na mun leen dama jël place su jàmbur donc ça montre que présidence nit bu demee ba jël place su jàmbur bu la neexee rek nga ñëw dugg doo aviser doo préparer wu parce que nee na foofu lañ ko waxee ne ko mais Malal ñun dañoo foogoon ni woon ci kii nga bokk ci Y'en a marre nga dañ la doon xaar ci Y'en a marre bi nga ñëw tey donc ça monte palais audience yi tur yeeg lépp dañ koy xam kañ la et tout donc moom wane na ni foofu soit palais njaaba njal la lu waaye neex dugg lu waaye neex génn amul avisé da ngay ñëw rek nag maa remplacé kii ñu ne la waa duggal soit muy fen foofu parce que tout simplement place boobu noonu du place am te waroon nañ mun a aviser le président mu xam ñan lay recevoir donc foofu tamit mu daanu fa buñ demee ñoom aviser wuñu buñ génnee aviser wuñu wax ji commencé yëngu nga gis ñu yónni Malal comme Malal moom mooy naxaatekat bi moom mooy fenkat bi moo mun a enrôler sénégalais yi ñu yónni ko ne ko demal au charbon naxe ji sénégalais yi comme yeewuñu demal nga naxe ji leen parce que ñoom ñëpp a ngi toog ne Malal lañ yónni donc Malal la ci moo yor ŋaam yi rëy yi moo mun a fen bi moo mun a sos bi donc kooku la ñuy yónni au charbon ne ko demal te tamit
Malal moo ci koo xam ni il s'en fout de la population sénégalaise mooy mun a ñëw léegi ci benn marche léegi yooxu guddi gi mu dem toogaat ci télé Youssou Ndour ba di wax ay waxam di chroniquer ku nekk naan je pense que ay chroniqueur ñu toog Sénégal yëpp di leen déglu kenn amul ci certitude ci la ngay wax ay je pense que rek je pense que déglu leen demal nga déglu leen nga xool seen émission yi nga déglu bu baax ñaata je pense que moo ciy nekk ñoom ñëpp kenn nekku ci lu maîtriser je pense que rek bu Ndour ne je pense que Malal ne je pense que kenn ne je pense que Charles Teta Vax ne je pense que donc amuñu benn certitude ci la ñuy wax donc ay benn jotaayu ay nit yi tergiversé la ñu toog te Malal boobu ci boppam mooy dem yuuxu fee suba dem Palais ginnaaw suba dem TFM ginnaaw suba dem tel donc lay wane ni encore une fois que ñun réew mi ñun askanu Sénégal yenn rappeurs yi joxuñu ñu ci respecté wuñ ñu te dañoo jàpp ni ñoom ñooy nit ñun ay dof lañ du ñuy xalaat ci ay fen la ñuy dëkk bu ñu waxee rajo bi fen wax rajo bee fen te DJ yi leen di déglu tamit dañu am seen complexe duñ ñime di leen wax DJ yi duñ wër duñ cultiver wu ci mun a comprendre nan la ñuy mën a poser ay questions pour mun a dugal waa ji pour waa ji leeralal leen la ñuy def mooy dañuy calculer dañuy moytu dañuy kii bëgguñu boo seetloo à part bu Malal commencé di wax ba léegi ay DJ yu bari jël nañ leen dégg naa Matador tamit def na intervention mais ñëpp kenn ñimewu ci wax sama tur même DJ yi ñimewuñ leen sax poser question ba tudd sama tur ñoom aussi bu ñu waxee kenn kese lañuy ciblé muy nit dof lañ ciblé Matador nit dof la tontu kenn waa ji bu mu koy laaj tamit dañoo préparé wu wax ñu benn yoon sama tur donc ña ngi may daw nañ ma mën a dawee ci raay dëmm bi moom ña ngi koy moytu donc ñoom ñëpp ñi singili nit dof Malal tam bu muy tontu nit dof la tontu ba jiiñ ko ne ko dafa lekk 3 millions nit dof ne day fen musul lekk 3 millions waat na ci alxuraan ne musul lekk 3 millions wu ministre de la culture donc mu koy jéem a sosal parce que dañ leen jàpp la main dans le sac mais lan moo tax ñu may calculer loolu war ngeen ko xalaat parce que man maay ñëw ci seen tur yi jaar ci digg bi waxal leen parce que man ñoom kenn ci ñoom jaaxul ma xam naa leen maintenant déjà Malal dafay fen liste boobu existé wul Palais amul benn liste buñ bind ne ñii ak ñii nañ ñëw dañ ne dañoo soxla culture urbaine bi conseil Macky Sall woo kenn kooku woo ñenn ñi ñooñu ñoo fa dem donc ay fen yu tooy xepp la ku ko gëm ngay fen donc buñ demee ñoom ay coronavirus kenn xaaru leen ci c'est pas des spécialistes c'est pas des virologues xamuñu dara ci feebar bi moo tax déglu leen seen sound ñoom ñëpp nuroo raxasal sa loxo solal masque amul leneen luñ lay wax ñoom ñëpp seen son ñoom ñëpp ñoo bokk kooku kan lay sensibiliser kan moo xamul ni coronavirus bi da nga war a raxas sa loxo kan la ñuy sensibiliser bi maa ngi leen koy demander ñëpp seen son yi raxasal sa loxo la moytu ko 2 mètres raxasal sa loxo moytu ko 2 mètres bul ko tufli boo raxasoo sa loxo def ci tel ñëpp ko xam amul benn xam-xam seen son yëpp ñoom ñëpp nuroo raxasal sa loxo moytu ko 2 mètres confiné wul reste chez toi jeex na amul leneen kan la ñuy sensibiliser wax leen ma leneen lañ ci yokk œuvre d'art création la un artiste dafa war a créer même buñ ne la laxasal sa loxo après bul ko laal sa bakkan bul ko laal sa gémmiñ bul ko laal sa bët nga toog xalaat leneen ñoom ñëpp nuroo ba ngay gis benn sound man mënuma déglu dara parce que damay déglu benn gis nga sound yi fi génn yëpp dégluwuma leen benn laa déglu te ñoom ñëpp nuroo la ñu wax couple Malal bi mooy couple kilifa bi fagarul laxasal sa loxo moom mooy couple keneen ñoom ñëpp nuroo raxasul sa loxo bul ko teg fii amul benn créativité amul benn différence moo tax seen son yi nul
rappeur day def ay recherche buñ ne la lii la nga xool nan nga koy développé ñoom ñëpp nuroo même mot raxas sa loxo daw ko 2 mètres confiné wul reste chez toi aaral sa bopp moytul bu ko kii fagarul aaral sa bopp fagarul ñoom ñëpp nuroo amul benn créativité ñoom ñëpp nuroo c'est nul après il se réclame artiste maintenant buñ demee ne dañoo waxal au nom des cultures urbaines wax fa seeni wax mais loolu lépp intéressé wu leen parce que ñoom xam nañ ni corona mënuñu fa wax dara bu Macky Sall la xamul mënuñu fa wax dara lu keneen xamul masque raxasal sa loxo masque daw ko 2 mètres raxasal sa loxo masque daw ko 2 mètres kese amul leneen boo leen ci déggee leneen kaay leen wax ma amul leneen lu ci feeñ da ngay déglu son yi da nga naan un artiste crée mais doo leen créer dara ku ne yow mu solal sa masque raxasal sa loxo non moytu ko ne loolu kese amul leneen même son même mot même environnement lyrical même environnement lyrical donc c'est nul à chier maintenant lu mu mën a wax mooy dañuy wax ne ñoom dañoo am ay label yooyu nag du labelub dara xam nga lan la ay association kayitu association lañ yor kayitu association xaaral ma génne kayitu association bi sax man yor naa kayitu association yàgg na kayitu association ak yomb li ñu yor rek laa yor de mais mosuma taxaw ci table teg ko fa naan association kayitu association laa yor comme ñoom mu ngi nii récépissé baa ngi nii récépissé kayitu association laa yor mu ngi nii lii lañ yor de lii Kaolack lii lan la association non récépissé yéen a ngi koy gis association mi ngi nii liñ yor laa yor de dama leen a talul rek parce que man mbirum sàcc ak mbirum fen ak mbirum njublan dama cee newul association Kaolackoise sama booy Kaolack yi kayit baa ngi nii tampon yaa ngi nii lii mooy association lii de lañ yoruñu leneen seen association lañ yor kayit yi fu ñu dégg projet bind dóor rek dañoo foog ne nag ñoom rek ñoo structure yi ngay dégg yëpp nag association la kayit gii lañ yor lii lañ yor ñoom ñëpp ak a yomb di ñàngulu koo ci gis mu naan booy wut leen kii leen il faut ngeen labelliser wu lii mooy label lii association lii mooy label kayit baa ngi nii lii mooy label association buñ dajaloowee nag di xool nan lañ à travers kayit association bi nan lañ ci naxaatee nan lañ ci dóoree ñoom ci seen bopp dañuy kon woon naa leen man yor naa kayit bi ñu yor na dama def ne tekk rek di leen déglu yor naa kayit bi ngeen yor de mais gisu leen ma ci dara man dama gëm ni self made man you know boo déggee ñu naan musique boo déggee ñu naan hip hop moom mooy indépendance boo déggee ñu naan hip hop moom mooy liberté nga am sa liberté boobu bañ a wéeru fenn bañ a langal kenn rawatina nag ngay liggéey sax un gouvernement mais man label am naa ko bu yàgg dama jomb sax di collaborer ak système bi parce que xam naa ne système bi lañ war a def defuñu ko ñu ngi yore alalu askan wi di ko sàcc wax leen dëgg ma gënal
naan damay collaborer ak ñoom wala dama fay jël 10 milliards wala 20 milliards parce que tout simplement àdduna da ngay xool la nga moom ak la nga bokk ak ay nit la nga moom ak la nga bokk ak ay nit bokkul. ñoom nag lañu xam mooy tegum diil, sàcc ak fen. J'ai mon label. léegi il parle de dem ci président bi àdduna bi yëpp jommi rappeurs yi waroon ñëw indi cotisation jox na président ñun ñoo dajaloo cotiser lii, ñun am nañ 10 millions bu leen ñu ko xeebal, dañ ko taqale. Morgan joxe na 5000 francs, kay joxe na 10 000, kay joxe na 20 000, ñun am nañ 10 millions yoo xam ni ñun ñoo ko participer, ñun hip hop culture hip hop ñoo ko participer. defuñu ko de dem fa xam nañ amuñu xam-xam ci coronavirus, ñooy wax waxu financement, jàppale ñu, dañoo impacté wu. kan ngeen xam ku nekk Sénégal ku impacté wul? kan moo impacté wul ku ci xidma? rappeur, un jeune rappeur très talentueux bu nekk Saint-Louis, le 1er avril dafa waroon jouer stade bu Saint-Louis ma wàdd 1er avril bii passé, pare na affiche yi, pare flyers yi, def publicité books, DJ books, etc. kan moo ko gën a impacté wu? bu mu paree le 1er avril, le 4 avril ku ci xidma def na sax publicité bi, gis ngeen ko mu def émission ak Pape Sidi Fall. beneen bi mooy am na beneen rappeur Gning Asu Pont bu jël stade boobu le 4 avril Saint-Louis, stade ma wàdd moom tam waroon fa def concert, waaye ñoom ñooy kumba amul ndey, ñoo dëkk ci région yi, ñoo dëkk ci àll ba, jotuñu ci fonds yi, dëmm yaa ko ñi ngi wër caisse noire bi comme nu politiciens yi mel. dëmm yi rappeurs yi ñu nga wër caisse noire ba. boo dëkkul Dakar, boo bokkul ci labelu Matador, boo bokkul ci Malal comme këyit yi ma yor, boo bokkul ci Malal wala ci Matador wala ci Awadi wala ci Pendra wala ci Gassira Diagne bu kaay fecc, kooku moom mooy doo ci am. léegi nag lu ci des mooy il faut nga doon cogg mooy ngay mar, nga toppi leen di tagg seen baaxu maam, doo leen wax dëgg wala faale woo leen, doo lekk doo ci naan, ndax dañoo booloo def seen sookul, kenn du laal kenn du jege. nii la ñuy dundee. léegi nag comme nu ngeen ko waxee ak Simon Chaim Thiamba dafa impacté wu. ku xam-xam ni Chaim concert yu bari mi ngi ci biir. waa Akhlou Brick Caroline Faye dañoo waroon jouer, mais Akhlou Brick ndeysaan booy gore nag dama leen gis demuñu di waxu impacté wu, waaye dama leen gis le peu de moyens qu'ils ont, ñu dem jënd ay saabu, ñu dem jënd ay affaire nekk ci mbedd yi di ko distribuer. man gis naa ko. waa Akhlou Brick Paradise, respect à eux, di leen big up booy rak, vraiment merci. yéen de cogguwu leen, demu leen pale naan ay dañoo impacté wu, et pourtant Caroline Faye boo leen di def concert day fees plein à craquer. defu leen concert bi, waaye tamit ñaanuwu leen ngeen dem jël la ngeen yor kus néew taqale ko, jënd ko ay gel hydroalcoolique ak leneen ak ay masque di ko may waa Mbuur. yéen a ngi def lu rafet, macha allah, yàlla na leen yàlla fay. wuti ngeen nag suñu dëmm yi màgget yi, màggetum dëmm yooyu noonu, màggetum dëmm bu màgget ak mooy nooxóor. dëmm mooy jeune, nooxóor mooy ku yàgg doon dëmm. nooxóor, suñu nooxóor yooyu noonu ne Awadi, Malal, Simon, Matador, Safwan Pendra, Gassira Diagne, nooxóor yooyu G7 boobu noonu, nooxóor yu bon yooyu ñoo toog uuf kees gi ne kenn du ko laal, kenn du ko jege, lu ñëw ñu lekk. waaye yoon léegi ma laaj leen benn affaire, ay paa yoo xam ne ñoom nee nañ ñetti yoon lañ financé, ñett yëpp bénéficier nawuñ ci, mais xanaa boobu loo baax
ak lu la yàlla may buñ la financé benn yoon 1 an mais war nga mun a buñ la ne kii beneen projet nga ne non du ma dugal man maa ngi ci sama première année buñ ma financé moom laa nekk di def continuité bi duma laal leneen première année bi laa nekk di def continuité bu dee luubaloo xaalis bi waaye ay nit yoo xam ni ñetti financement yëpp lekk nañ ko premier financement Malal Simon Awadi Pendra Gassira Diagne kaay fecc ak Matador ñi ñoo lekk premier bi léegi premier bi bu ñu leen joxee xaalis boobu yëpp lan moo waral mënuñu ne non deuxième bi duñ def parce que am na yeneen nit tamit parce que bu ma lekkee premier bi waruma lekk deuxième bi mais añ nga dóor reer nga dóor njogonal nga dóor reeru jàmbur nga dóor añu jàmbur nga dóor mais attends lekk nga benn yoon première année bi mais deuxième année bi bàyyil mu jàll ñeneen bénéficié wu nga ne ah man kat bàyyi ma xalaat waaw nga ne bàyyil ma xalaat comme express mi ngi fi jóge ba Jurbel di góorgóorlu di ay jàmbaar def seen bopp doon ay self made man annuler seen concert seen tour boobu ñu doon préparé def si code ma ne bu ma lekkee premier bi dinaa bàyyi deuxième bi Gassira Diagne kaay fecc mooy benn gel boo xam ni ñun dañoo xeex pour am benn représentant rappeurs yi dañoo xeex pour am benn représentant culture ci ministère de la culture donc ministère de la culture accepté ñu loolu rappeurs yi G7 booloo mafia dugal fa seen benn jigéen boo xam ne moom mooy yàq bu ñoree moom moo leen di yàqal ku ci nekk dalay yàqal ba nga duuf ba mu des ay desitu ceeb yi ñu woo taalibe yi jox leen ko kooku mooy Gassira Diagne Gassira Diagne dafa am benn label bu tudd benn festival bu tudd kaay fecc la ñuy def fecc kaay fecc léegi nag bu ministère paree pour accepter ñu dañoo yónni Gassira Diagne mu dem di ñu représenter ñun culture urbaine toog am fa bureau di fayeeku salaire ci suñu tur ñun ñi ko liggéey mais ñun rappeurs yi teguñu fa Gassira Diagne xeex nañ ko mais teguñu ko fa ñoom waa G7 ñoo fa teg Gassira Diagne seen gaayen la ku jigéen ab jigéen bu tuuti la ni sew donc ñoom ñoo ko fa teg léegi kooku ñu fa teg noonu kooku moo yor ku du ci noir bi di tibb mooy jigéenu ni ñu koy waxee nday dikke bi mooy tibb di leen yàkkal yàkkale ba seen bool fees keng après mu ne taalibe kaay leen ay ñoom mef commencé daw ak seen potu kii bi potu taalibe bi ñu tibbal leen ci 1 million 2 millions ñu yollo solo si jël lépp def ci rab parce que dañ ko bëgg mais nag borom bool yi ñoom mooy ñoom Malal première édition ñu dóor deuxième édition ñu dóor troisième édition ñu dóor waaye xanaa boo xalaatee sax ne man dóor naa première édition bàyyi ma bàyyi deuxième édition wala bàyyi ma bàyyi troisième édition man léegi en attendant comme man lekk naa ma bàyyi ñeneen ñi lekkee ba pare après ma mën a ñëwaat mais premier bi nga dóor deuxième bi nga dóor boo leen laajee nag léegi xam nga lu ñu ne ñoo formé nañ ay photographe ñoom ci seen biir xool leen bu baax seen benn rakk na fa di doon photographe wala je respecte le métier de photographe mais monde bu ñu nekk monde numérique la monde bi dafa développé dañ nekk ci yeneen niveau instant yi dafa njëkkoon amoon na ay salon amoon na ay photo fu nga xam da nga doon dem toog nii ñu defar sa t-shirt bi photo la yaa ngeen di fàttaliku loolu des fois mu am rideau ñu xëccal la rideau bi nga taxaw photo wu jooni amoon tubaab bi ñëw def après photo nga toog nii ñu photo la couleur jooni dañ lay photo génne noir blanc pour def ko ci ndox xooj ko photo naa ji ba tàyyi xooj ko génne ko mu wow ëf ko mu wow ñu jox la sa photo daggal la ko nga dem sa yoon jooni tubaab bi moom di créer rek romb jooni ñëw indi ay photo couleur dem ba indi léegi lépp la numériser léegi soxlatoo photographe da ngay toog nii rek defar nii rek jàkkaarloog benn kii mu ne la bësal nga bës teg mu photo la génne la ko ci saase jox la nga dem sa daggal la ko nu mu rafetee nga dem moo am fépp ci àdduna donc métier photographe dem na ba nga xam ni jamono jii ñu toll nii jël ay xale yu ndaw war leen dimbale investir ci seeni études ñu jàng ne leen toog leen ci classe yi ñu jàng bu leen ñëw fii di feesal suñu centre yi nii nga xam dañ koo def pour Zakat House toog leen ñu jàppale leen financer leen ngeen jàng seeni jàng
mais duñ ko def. dañ leen di jël ne yow dañuy former ay les métiers de la musique, photographe, vidéo, xawma lan ak lan. lii jël ay xale sacrifier leen, mais lu tax ñu sacrifier xale yooyu mooy xale yooyu dañoo dem ba nga xam ni rappeur bu ci ne da nga waroon jël la nga yor nga investir ko ay nit ci jàng, investir ko ci jàng. man def naa ko maintes fois. sama jarbaat jël naa ko gérer jàngam, jëndal ko ordinateur muy jàng, gérer ko jàngam bu dem ba université, gérer ak ñeneen ba ci koñu malal sax génn naa fa ay nit, ay jigéen yu ndaw, jël leen di leen fayal école yu ma bokkulal dara, billahi wallahi wa taala bokkuma, ma jël leen di leen fayal école, di leen dimbale pour ñu jàng ba benn moment ma pousse leen ñu demal seen bopp, alhamdulillah. donc loolu la ñu waroon def, lu sacrifier xale yi, dajale leen ci centre yi di yàq seen àdduna. koo xam ne nee nga jël nga ko doo ko fay 100 000 francs. amul ku nekk ci seen centre yooyu koo xam ne am na salaire 100 000 francs. 100 000 francs laa la wax. dañ fay toog lekk, toog caayin, waxtaan. ñi ngi yàq carrière, ñi ngi yàq àddunay xale yi. benn xale génnu fa tekki, amul benn, nañ ma woon benn xale bu tekki boo xam ne ci seen centre yooyu la jaar, ci formation yooyu la jaar, mi ngi tekki, mi ngi yor àddunaam, mi ngi defar àddunaam. amul benn xale bu fa tekki ci ñoom, benn rappeur bu fa tekki amul. bu rappeur bu ñu produire yàq nañ sa live. nañ ma wax benn rappeur buñ fa produire buy toj monde bi yamono ji. bu dee Ngaaka Blindé concours la ñëw, ñu boole ko ci concours boo xam ni dañ leen tegal xaalis boo xam ni du xaalisu papay Matador, du xaalisu yaayu Matador, xaalisu Union européenne la, banque mondiale, impérialiste yi ñëw financé loolu noonu. ñu tegal booy 5 millions 2 millions 1 million 3 millions di leen defloo ay dëmb ñuy reyante foofu, fekk ñoom lekk nañ ca 55 millions. parce que tubaab ba di leen financé loolu du alalu Matador, du alalu papay Matador, ni yaay Matador, ni nijaay Matador. donc loolu muy teg noonu ay projet la yoo xam ne tubaab bee ko financé, impérialiste bi moo ko financé. Fondation Ford, George Soros, Oshiwa, Oxfam, les ambassades France, centre culturel français, yooyu ñoo financé loolu. ñoom kenn ci ñoom yeewul fekk sa bàyyi fi ay millions ngay jël di financé noonu. alal googu du seen alal, moomuñu ko, liggéeyuñu ko, goruñu ko, yettuñu ko. alal goo xam ne dañ koy dem dugali projet ñu jox leen ay millions, ñu ñëw jox booy 1 million 2 millions 3 millions, booy di reyante, di rey seen bopp, fekk ñoom lekk nañ ci 50 millions yuñ dóor. léegi nag booy yi nga xam ne dañoo sonnoon nga ñëw jox ko benn 5 millions benn nangam, day foog ni yow fi mu ne da nga ko dimbale, fekk dimbale woo ko. loolu baaxul. am na alal gu baax, am na alal gu baaxul. du alal bu ñu la jox rek a baax. surtout rappeurs yi am concept di xeex ne ñoom dañuy xeex l'impérialisme. ñu dem di jël ay financement, kooku baaxul. man tey damay xeex impérialisme. boo ma gisee tey ji ma lekk alalu Oshiwa wala Oxfam wala USAID wala ma lekk xaalisu Fondation Ford, c'est parce que j'ai trahi ma conception. J'ai trahi ma conception, j'ai trahi mon concept, j'ai trahi mes principes. Oui, parce que la ngay wax mënoon ñenn panafricaniste nga wala panafricain nga dem di collaborer ak l'Union européenne, dem di collaborer ak Orange, dem di lekkee Auchan, mais tu es faux. xam nga luy concept, xam nga luy principe. mar naan bu mu la tax naan póotit bu rëbb ne ubbee ngurus. donc loolu du seen alal, du seen alalu baay, du seen alalu yaay. la ñuy teg noonu ña ngi koy jëlee ci impérialistes yi, parce que il collabore avec les impérialistes. tegal ko booy yi, mais ba léegi ñu ngi yàq addunay booy yi, parce que kenn ci booy yi ñu jël naan ay photographe lañ teg leen foofu naan dañ leen di former. lan lay gëmloo ne dañ la koy former moomuñu ko,
ab sarax la buñ liggéey ci sa tur utiliser la ne dañoo am ay centre dañoo jël ay vagabond def la vagabond dañoo am ay vagabond dañoo am ay taxawaalukat dañoo am ñoo xam ne ci ñoom lañ yaakaar dund ay jeunes lañ dajale donc ñun il faut ngeen dimbale ñu di saraxu ak a ñaan ay rappeurs yoo xam ne nee nañ yow dañoo am concept ma dégg Matador naa man kenn xamee moo baisser la culotte mais monsieur Matador baisser la culotte c'est travailler avec les impérialistes c'est collaborer avec Fondation Ford c'est collaborer avec Oshiwa c'est collaborer avec Oxfam c'est collaborer avec les ambassades c'est collaborer avec le centre culturel français monsieur Matador tu as rien compris xamoo New World Order il faut ñu yónnee la ay livres nga dem jàngi le New World Order l'impérialisme il faut nga dem lire parce que da nga am problème pour comprendre lan mooy concept on baisse pas la culotte t'as baissé la culotte devant ces impérialistes qui vous financent wala xamoo loolu donc il faut ñu enrichir la dinaa wax Omar Ben Khattab mu gën la yónnee ay livres ci loolu pour nga mën a comprendre on parle pas de couleur je parle pas de tubaab ni de noir je parle d'impérialisme je parle de sionisme je parle de sioniste d'impérialiste je parle pas de couleur da ngay wax ñu ne kii mi ngi Amérique mi ngi Australie Amérique newul di am nañu ay américains yu weex tàll yu bañ impérialisme yu koy xeex am na ay nit yu weex tàll donc am na nit yu weex tàll yuy xeex pour la cause des noirs am na noirs yu ñuul kukk yuy xeex pour la cause des blancs donc loolu on parle pas de problème de couleur on parle de problème de concept on parle de New World Order monde bi ñu nekk les impérialistes un panafricain du liggéey ak un impérialiste un rappeur juste plus à plus forte raison nga nekk un rappeur qui se réclame engagé anti-impérialiste kenn waxul yéen a ko wax yéen vous êtes anti-impérialiste un anti-impérialiste ne peut pas travailler avec ay branches yu impérialisme c'est faux et c'est contradictoire et nul ne peut le développer donc monsieur Matador t'as baissé ta culotte mais malheureusement t'as pas compris tu penses que baisser ta culotte c'est ñaan rappeur déedéet t'as baissé ta culotte devant les impérialistes tu t'es donné tu n'as rien compris il faut que ñu yónnee la ay livres encore sur l'impérialisme sur le New World Order yónnee la ko yónnee la ay livres ci emotional intelligence yónnee la ay livres ci piratage de cerveau nga comprendre lan mooy ban monde nga nekk parce que yow comprends les enjeux du New World Order monsieur Matador moo tax bu ngeen journalistes yi di leen poser ay questions sincèrement bu ma gisee ngeen di wax waxi dof te ñoom duñ leen rectifier damay comprendre ni ñii comprendre ñu dara ñoom tamit dara mais boo jàkkaarloog man ma lay poser question nga naan on baisse pas la culotte du ma wàcce la parce que dinaa dugal foo xam ni xamoo ko parce que t'as baissé la culotte amul benn finance bu ma duggee léegi ci say financement foo dugg ci say financement yépp ay impérialistes ñoo la financé t'as baissé la culotte monsieur t'as rien compris xamoo monde bi ni muy doxee t'as baissé la culotte tu travailles avec des impérialistes sa flyers yépp dugg naa xool flyers yépp c'est Union européenne c'est Banque mondiale c'est la francophonie t'as baissé la culotte tu n'es pas panafricain tu te réclames panafricain et tu baisses la culotte devant les francophones la francophonie tu baisses la culotte devant Fondation Ford tu baisses la culotte devant George Soros Oxfam Open Society une société ouverte bu góor jigéen ñi ñu accepté et cetera loolu même chose ci Malal ak keneen Malal moom du wax j'ai pas baissé la culotte parce que ñi moo ko wax parce que adduna yëpp xam nañu Y'en a marre ak baisser la culotte devant les impérialistes et heureusement que je les ai jamais vu réclamer wu ni ñoom c'est des anti-impérialistes dañuy moytu moo tax seen financement yi boo gisee dañ leen nax sax da ngay gis benn Simon bu toog ne waaw ñun sax musuñoo wooy góor jigéen musuñoo non c'est des financements yoo xam ni impérialistes yi bi ñuy financer di ñu wax ne demal xeexi góor jigéen déedéet ay bonne gouvernance lañ lay wax
ay citoyenneté moo tax Y'en a marre ak ñu ngay gis yëpp seen combat citoyenneté bonne gouvernance parce que ñoom seen projet loolu la New World Order dañuy préparer benn monde boo xam ni bonne gouvernance bu ñuy wax ñoom à leur façon citoyenneté à leur façon et cetera donc ñoom dañoo préparer benn monde boo xam ni dañ ko bëgg a préparer ba nga xam ne ñoom seen politique day tasaaroo ci àdduna dañuy jël jeunes yi nga xam ne ñoom dañoo am lu ñu naan benn puissance parce que jeune moom mooy en fait l'avenir d'un pays donc si jeunes yi la ñuy gën a déglu la ñuy jëli utiliser leen ne leen dem leen wax seen population ci bonne gouvernance dem leen wax seen population ci citoyenneté dem leen wax seen population ci droit dem leen wax seen population et cetera loolu dans le paradigme eurocentrique la dans le paradigme eurocentrique donc ñoom dañuy préparer nit yi loolu moo tax boo déggee benn simonal non ñun sax ñun gars yi dañuy wax nii mais ñun mosuñoo woy góor jigéen déedéet ñoon soxla nga woy góor jigéen waaye fu góor jigéen di waxee doo fa dugg da ngay daw fu gars yi jóg naan góor jigéen da ngay daw kenn mosula gis ci combat boo xam ne gars yi dañ génn di faaj góor jigéen ngir ne wax da ngeen di moytu bu ñuy jàppee fii imam bi di ko sàkkal pexe lu mu tudd Karim Xrum-Xax moo ko engagé ñimewu leen feeñu foofu léegi ñoom dañuy déglu leen bu baax parce que dama leen di ngeen comprendre di lu gars yi dañ lay wax naan non appel de projet lañ def ñun ñu déposé appel de projet boobu noonu tubaab bi moo koy conceptionné appel de projet mooy kaay leen ngeen dugal seen projet bi nag ça tourne ci bonne gouvernance ñoom ñoo lay imposer ça tourne ci bonne gouvernance citoyenneté liberté droit et cetera donc bu ñu leen waxee loolu ñoom lañuy dem bind à travers loolu ci monde boobu la ñuy bind pour mun a bénéficier wu ci financement yi mais Y'en a marre du mus a fekk